jërë ngeen jëfee ci ànd bi leen mbokki xarit yi dal leen jàmm seen xibaar yi fii ci Zone 7 TV xibaar yi dañ koy dooree li nga xam ni moo di jàngoro bi di coronavirus mu mel nii ba tey sunu réew mu ngi wéy di enregistré ay cas ginnaaw ci dibeer gi ñu weesu luy tollook ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn si ñoo xam ne jot nañu amaat li nga xam ne mooy jàngoro bi ci noonu tamit juróom-ñaari doomu aadama jot ñàkk seen bakkan li transmission communautaire bi xayma baa ngi tollook ci téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ñoo xam ne jot nañu am jàngoro bi ci transmission communautaire wante luy tollook téeméer ak fukk ak benn ñoo xam ne dañ leen ko wàll maanaam cas yi nga xam ne mooy cas contact bu ñu xoolee xayma bi nga xam ne jot nañu wér ba dellu seen kër yi lim baa ngi tollook ñaari téeméer ak juróom. ba tey ci xibaar yi dañuy desandi ci naqaritis bi nga xam ne moom la askanu taskatu xibaar yeewoo démb ci dibeer gi ki nga xam ne moo doonoon doyen di Jean Meissa Diop moom la doonoon rédacteur en chef bu Walfadjri doonoon tamit benn formateur ak chroniqueur fii ci diwaan bi ñu gënoon ko ràññee trop ci milieu audiovisuel rawatina li nga xam ne mooy CNRA ki nga xam ne mooy Marie-Pierre Diouf di journaliste fii ci Zone 7 TV def nañu am nataalu ki nga xam ne moo doonoon Jean Meissa Diop ñu teewloo ki nga xam ne Marie-Pierre Diouf ci nataal bi nga xam ne defal nañu ko suñu doyen boobule. Nakar ak tiis ci taskatu xibaar yi Jean Meissa Diop nekkoon ab journaliste ci groupe privé Walfadjri génn na àdduna ci dibeer bi lay jàll mu nekkoon ab feebar bu yàgg bu ko tëraloon Jean Meissa Diop nekkoon nit ku farlu ci at yi la jàll ci wàllu formation ak encadrement ndaw yi nekkoon na tamit ancien directeur de publication bu quotidien Walf Grand Place ak version people quotidien Walfadjri Jean Meissa Diop gënoon nañ ràññee ci chronique yu mu doon def mu ko doon sous-titré avis d'une expert maanaam xalaat ku xarañ ndem si yàlla si diplômé la woon ci centre d'études des sciences techniques de l'information CESTI nekkoon na tamit ab jàngalekat ci institut formation boobu ci daara ju kawi ji université Cheikh Anta Diop doyen Jean Meissa Diop bokkoon na ci membre du conseil national de régulation de l'audiovisuel maanaam kuréel bi seetlu doxalinu journaliste yi bokk na tamit ci formé journaliste yi gën a xarañ ci biir réew mi ñu koy jàlle bépp mbokkam xaritam ak ñu mu bokkaloon liggéey yi taskatu xibaar yi. jërëjëf ki nga xam ne mooy Marie-Pierre Diouf ci nataal bi nga xam defal nañu ko si nga xam ne mooy suñu doyen di Jean Meissa Diop ci sama kàddu ki nga xam ne mooy Zone 7 TV di présenté li nga xam mooy ay condoléances am di jàll famille ki nga xam ne mooy Jean Meissa Diop ak askanu taskatu xibaar bépp bu nekk fii ci diwaan bi ak li ko wër. desandi ba tey fii ci diwaanu Bambilor ginnaaw démolissement maanaam yàq bi nga xam ne jot nañ ko def place publique bi nekk fii ci diwaanu Bambilor yenn ci opposants yi nga xam ne ñoo nekk fii nii mën a jàpp ne loolu noonu ab yàqate la ginnaaw ay millions yi nga xam ne jot nañ ko dugal foofulee ba tax na tamit ki nga xam ne ñooy opposition yi nekk fii ci diwaanu Bambilor ñoom la def na ab jàngat bu yaatu ngàññe ki nga xam ne mooy maire bi Ngagne Diop ba tax na tegoon nañu ab point de presse ci gaaw gi ñu weesu ñu teewloo ki nga xam ne mooy Ndiaga Diop doon benn ci partisan yi nga xam ne ñooy opposants yi fii di Bambilor ci micro ki nga xam ne mooy Youssoupha Mané. ci laa sàkk loolu moom mi nga xamante ne moom la fi yàlla teg mooy monsieur le maire Ndiagne Diop je le cite en personne parce que je ne me voile pas la face pour dire mes vérités maa woote fii ci sama biir kër wuti wallu nag ci mbooloom koo xam ne porteur de voix nga am mbooloo di leader politique ñu taxaw nii ci taxawaay bu rafet bii ànd ko ànd bii ñëw ngir dooleel ma ci loo xamante ni goxu Bambilor gépp a koy jooy fii la xewee waaye Bambilor gépp ñoo ko jooy suuf si nga xamante ni ki fi nekk bi président waxee ba léegi ci suuf si na bàyyi caxatee gi ñu koy caxatekee taxul mu jóg ci tey la waa la gën a aay bil yaa ngi dugg guddi di defi terrassement mu koy séddoog ay ñoñom man li may wax j'assume bien mes propos ay nit a ngi fii ñëw di fi générer ay milliards mu koy jox ay conseillers ñuy jaay ay suuf am problème ak courtier yi ko démarché te ki moom suuf si c'est un conseiller mu signé protocole te nee na dootul signé protocole kon li ñor gox bi barki Dembo Ndiaye mu tabax fi jardin ci ay wax ndax moom bés bu ko dëggalee ragaluñu ko attaqué ko fi ñu ko war a attaqué jël jardin public sur l'argent du contribuable tabax ko
estimé ko à 10 millions ba 13 millions xëy démolir sans rendre compte te école bii suñuy doom di jàngee sàkket soxlawul sax 3 millions. oto mbalit bii nga xamante ni ci l'argent du contribuable ci commune bi lañ koy fayee day ñëw ba ci jàkka ji taxaw du dugg nii ngir xëy na jàpp na ni am na ñu nekk fi ñoo xamante ni fi muy xoolee ci politique xooleewuñu fa mu wiiri dem ba nee taxaw fa te du yegg si fii ay jaboot a ngi fi. ndox mi jege ci seen i tànk ñu ne laaj 10 millions pour xëcc ko fu ñu koy jëlee ku dépense di të éclairage public ñu koy voté ci suñu budget dara tàqu fi président association yaa ngi nii Mamadou ñoo dajale suñuy 1000 suñuy 2000 suñuy 3000 jënd ji ay lampe woo ay électricien def ko ci dëkk bi haute tension bi lampe bi du ko attan day toj ndax bu fekkoon ni mairie bi liñ koy voteel muy assainissement muy électrification dafa def li mu war a def fi mu ko war a def yëpp ci Bambilor gépp nag te bañ koo def fii ngir ñi ñoo ànd ak ñoom xañ ko ñii kon loolu duñ ko ci daj léegi nag li askan wi bëgg di ko waxanteeg njiitam muy le président de la république son excellence Macky Sall bu seetaanee ba l'irréparable am mu doon médecin après la mort du am sens suuf si mu wax ci Bambilor ne buñ ko caxat-caxatee maire baa ngi koy caxat-caxatee di ko jaay doomi Bambilor amuñu dara ci suuf si te bu ko jaayee moom mooy jël ay élément am du ci feeñ ñu jaay ko ñu séddoo day am quota gis naa borom tool boo xamante ni bu ñuy dajaloo dem ne ko dañoo bëgg site pour def fi marché mu mayee ko au nom de la population da koo jox ay ñoom ñu jaay ko ay kër mi ngi fii ci samay tànk li Olof Ndiaye di wax tontu du forox te kat mu mel ni kàddu yooyu lee tàbbiwul ci nopp ki nga xam ne dafa tax ba tax na ki nga xam ne mooy Zal Diop di conseil municipal bu mairie bu Bambilor moom la indi na ay jàngat yu yaatoo indi tamit li nga xam ne mooy maanaam ay leeral ci wàllum démolissement boobulee ñu teewlu ki nga xam ne mooy Zal Diop ci micro ki nga xam ne mooy Joël Janvier Mendy. Derrière la place publique, il a demandé au maire à ses propres frais de refaire le jardin. Donc c'est en connivence avec le maire lui a donné cette autorisation. Du moment que faire c'est bien, refaire quelque chose pour l'embellir c'est mieux. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc il a décidé vraiment de détruire ça mais de refaire ça d'une autre façon pour que vraiment tous les gens puissent s'approprier ce projet. ci kàddu ki nga xam ne mooy Zal Diop la ñuy jaaree dem xëyt li nga xam ne mooy xibaaru bitim réew dañ koy dooree fi nga xam ne mooy Asie Pacifique ginnaaw congrès bi nga xam ne parti communiste bi lancé na ko ci altine bi ñu weesu ba tax na ñoom la ñu ngi wax ci wàllum renouvellement maanaam yeesalaat li nga xam ne mooy yenn dirigeants yi nga xam ne ñoo nekk foofule ba tax na tamit ñu ngi définir bépp orientation jëmale ko ci li nga xam ne mooy saytuwaat li nga xam mooy kaaraange réew moomule. ba tey xibaaru bitim deseen fi nga xam ne mooy Asie Pacifique ginnaaw yenn ci ay avion xam ne jot nañu rëcc dugg ci fi nga xam ne mooy zone boobule ba tax na ñi nga xam ne ñooy waa Pékin ñun lee pare nañ ngir jàppale waa Taïwan ngir kat jàppaleen bu baax a baax ci li nga xam ne mooy xeex boobule. xibaaru bitim réew la ñuy jaaree dem teewle li nga xam ne mooy xëtu yéenekaay yi ak ki nga xam ne mooy Youssoupha Mané. mbokk yi asalaamaaleykum doyen Jean Meissa Diop génn na àdduna démb la faatu fii ci Ndakaaru gannaaw ba mu tëdd lu yàgg ci benn feebar yi nga xam nag moom moo ko faatu démb ci Ndakaaru L'As quotidien bu tey ji gis ne li ni mel ak presse Sénégal moo ñàkk seen i pap la presse perd une boussole maanaam presse Sénégal fi mu toll nii tiitange ak naqali lay am ndax gannaaw ba doyen Jean Meissa Diop génn àdduna ndaxte nag moom nekkoon na journaliste bi xam nag amoon na lool lu ñu wax éthique ak déontologie si ne kay l'enquête bu tey ji nag benn dossier la xam nag muy jëmle ci wàllum prise en charge des cas graves ci hôpitaux yi ci wàllum jàngoro coronavirus la course contre la mort bu ñu sukkandikoo ci ne kay enquête bi tey nag moom tamit moom mi ñëwaat ci génn àdduna Jean Meissa Diop a dit l'expert maanaam suñu expert dem na Jean Meissa Diop dem la génn àdduna fii ci Dakar Vox Populi Covid-19 Sénégal ba léegi moom mi ñi dem ci feebar gi gën a law ci mim réew semaine meurtrière 60 morts des cas graves et beaucoup d'autres cas en réanimation fii ci suñu mim réew ci li jëm ci wàllum coronavirus bi waaye nag bu ñu sukkandikoo ci wàllu quotidien fu ñu toll nii Macky amatul pexe Macky dos au mur li jëm wàllum application
nouvelles mesures de restriction fii ci Sénégal ngir mën a xeex jàngoro gii di coronavirus. Jean Meissa Diop moom génn na àdduna. Jean Meissa Diop casse sa plume. Walf Quotidien moom it mi ngi jooy seeni journaliste bu xarañ boobu nga xam nag Jean Meissa Diop tamit liggéey na foofu ca Walf Quotidien. présidence bu CAF confédération africaine de football maître Augustin Senghor moom mi ngi nekk actuellement ci campagne foofu ca Praia. maître Augustin Senghor en opération de charme à Praia bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien bu tey ji. waaye loolee tax fi mu toll nii yéen kay l'observateur mi ngi laaj ndaxte lan moo war a tax ba ñu xeex jàngoro coronavirus bi ci suñu mim réew. mesure de freinage du virus. couvre-feu ak yi chiffres yi xam nag ñoom amul benn solo maanaam les chiffres de l'inefficacité. les indicateurs toujours à la hausse à Dakar et à Thiès et dans les autres régions. Macky Sall face à un choix multiple maanaam Macky fi mu toll nii am na yenn pexe xam ne war na ko jël ngir xeex jàngoro gi di coronavirus fii ci Sénégal. loolee tax sax bu ñu sukkandikoo ci docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ci ministère de la santé et de l'action sociale nee na boo moytu Sénégal fi mu toll nii am na yenn région maanaam yenn foyer ñoom tamit mun nañu dugg ci zone rouge maanaam ci Dakaru ak Thiès lu jëm wàllum couvre-feu bi ak état d'urgence ndaxte jàngoro gi di gën a law ci yenn régions yi tamit fii ci Sénégal. mbirum affaire étudiante en prépa ca Paris. Diarisso le pari de la sécurité maanaam Diarisso fi mu toll nii nam na muñ ci kanam yu mat si gis nañ ko waaye fi mu toll nii Diarisso nangul dellu ci classe ngir reprendre cours yi moom nekk actuellement sax fu mu toll nii nangul benn yoon jóge fu mu demoon noonu maanaam fu mu nekkoon ngir mën a dem ci résidence bi. waaye loolee tax sax observateur yi bu ñu sukkandikoo tamit ne fu mu toll nii bourse étudiante xam nag toll na 425 000 francs CFA kenn du ko laal maintenir nañ ko foofu ca Paris lu jëm wàllum bourse bi. les frais d'une ordonnance loolee titre le quotidien bu tey ji ngir dem wàllum stratégie vaccinale fii ci Sénégal lu toll 38 millions de doses xam nag moom la ñu war a jënd fii ci Sénégal. ñu tamit taxawal benn chambre de froid xam nag loolu moom na tax ba ñu mun a entretenir vaccin yi fii ci Sénégal. waaye jamono googu source a gis ne loolu yëpp nag ay impossible vérification lu jëm wàllum test Covid-19 nga xam nag foofu aéroport Blaise Diagne saa su ne duñ ko gisee la délibération source a mi ñoo tamit ci personnalité politique ci xel sportive sénégalaise xam nag ñoom ñoo gën a fësal maanaam ñoo gën a célèbre ci réseaux sociaux bokk na ci njiit réew mi Macky Sall Ousmane Sonko Idrissa Seck Balla Gaye Youssou Ndour ak i tamit kii di waykat gi Wally Ballago Seck. jamono googu Sud Quotidien muy ci Casamance voilà le bois hors la loi lu jëm wàllum dagg garab yi xam nag saa su ne ci Casamance ci forêt classée mu ngi ko nemmeekoo ci jamono jàngoro coronavirus bi. waaye bu ñu sukkandikoo ci quotidien national Le Soleil nee na 58e sommet de la CEDEAO le chef d'État pour un accès universel au vaccin maanaam njiitum réew yi CEDEAO ñoom ñëpp nangu nañ ngir indi vaccin yi fii ci Afrique. docteur Amadou Sall bu Institut Pasteur moom nag ne actuellement il faut pas du tout tenir compte uniquement du critère d'efficacité maanaam il faut ñu moytu lool un journaliste au parcours exemplaire Jean Meissa Diop génn na àdduna. Le Soleil mi ngi koy delloo njukkal ci tey ci seen yéenekaay yi. présidence confédération africaine de football 11 engagements maître Senghor déroule pour le triomphe maître Augustin Senghor ba ñëweel campagne Afrique ngir mën a am confédération africaine bu football waaye lu jëm wàllum FA Cup saison finale bi Manchester United moom moo génn Liverpool bu Sadio Mané bu ñu sukkandikoo ci stade bu tey ji mbokk yi fii la ñu mag yéen ba ëllëg incha allah. cant ak ngërëm ñeel Youssoupha Mané ci xëtu yéenekaay yi li mbokk yi xarit foofu la ñuy jaaree buur yi la jotaay xibaar di leen jox di daje suba ci ngoon incha allah yàlla mi may jàmm yàlla nañu may jàmm ñu fanaan ak jàmm jërë ngeen jëf.